salaamaaleykum mbokki téléspectateurs Ouagadougou Vision, ravi de vous retrouver di leen nuyu di leen ziar di leen wax ne rek c'est toujours un plaisir de vous servir et de partager ce plateau avec mon ami mon frère Maxu nuyu naa la. maa ngi lay fay Mame Michou di la aussi kontaan di bëgg bu baax a baax képp rek koy seetaan seen chaîne Ouagadougou Vision di la wax asalaamaaleykum seen émission jotaay bi. di leen fàttali rek mën ngeen abonné wu ci chaîne YouTube Ouagadougou Vision en plus mën ngeen ñu suivre ci suñuy différentes plateformes alors tey thème mu jotaay bi nag ñu ngi andi li nga xamante ne moom mooy lëmbe réew mi jamono yi muy sport violence ak agression yi nga xamante ne Maxu ñoo ngi koy nemmeeku ci milieu bi la. waaw aussi mu nekk thème bu am solo parce que temps yi daa bëri quoi loolu sax muy violence bi ci sport bi alors que dafa nekk loo xamante ne dafa waroon neex parce que bu ñu boolee bu ñu defee sport rek c'est pour boole maanaam facteur boo xamante ne day boole nit quoi comme ku nekk gox bële ak gox bu ñu bokk quoi foo kafree mais bu demee ba mu nekk histoire xeex loolu y'a problème. y a problème parce que bu ñu nemmee ko sport auparavant comme ni nga ko waxee rek lu doon dajale nit ñi la daan andi benn ambiance boo xamante ne au début dañ doon gis koñ yi bu amaan navétane sa dafay neex nit ñi dañ koy yàkkamti ndax ambiance bi nga xamante ne moo ngi koy am ci diggante ñaari gox mais mel na ni léegi yëpp loolu yëpp gisatuñu ko. mooy sànq li ma wax rek maanaam facteur boo xamante ne dina boole ku weex dina boole ku ñuul dina boole arabe dina boole ñëpp quoi donc pour ñëpp booloo nekk ci benn point ci benn bëgg-bëgg quoi mu neex mais léegi nii li ñu seetlu mooy dañoo bëgg def le sport foog mu am violence alors que ça rime pas. ça rime pas te ñu bëri dañuy wax sport il faut que mu am violence mais mën na daan nañu gis sport yoo xamante ne amul violence xëy na fair play la ñuy doxal du début à la fin te voilà donc mënuñu jël sport bi rek football bi wala lamb bi mais kii ko tëqale kook dafa war a am violence loolu aussi c'est rafetlu wuñ ko en plus. non loolu c'est pas du tout nice quoi sport daal bu ñu ko wax daal mooy li boole sport comme lamb bi wala football bi basket bi et tout lépp sport la li war a am mooy daal bu demee ba koy sëkk na nice ñu def ko ci fair play jouer ko mu nice mu jeex ki war a gagné ki war a perdre xam ne ñàkk na mu aussi toog ba déwén incha allah mu ñëw gën a taxawaat am victoire lépp neex quoi. parce que bu ñu nee sport il faut que mu am un gagnant et un perdant ala kulli xaal ñëpp mënuñoo bokk gagné mais bu fekkente ne buñ nee diw gagné na rek ñeneen ñi dañoo war a xeex fair play amatul ci milieu boobu nga xamante ne ci la. amatul parce que léegi nii benn instant ki gagné déjà mën na am problème. parce que ñi mooy ñi nga xamante mooy les perdants duñu bàyyi nga dem sa victoire foo jaar ñu créer le boucan andi xeex que ça soit ay xeer ay butéel te li ci gën a grave mooy mu ñëw stade léegi di armé wu. ñëw stade match loo xam ne da nga ñëw pour kontaan pour bëggee nga ñëw indaale sa arme pour lan looy indi arme. amul sens de. da nga war ñëw yow bëggee happiness quoi soulagé wu mais ñëw indaale sa arme pour xaar xeex. bu fekkee xaar nga xeex amul xeex nga créé xeex pour lan. parce que dañu la mënee wala dañu daan ki nga xamante ne wala sa équipe la ñu gagné mais est-ce que loolu Maxu amul manque de sécurité ci milieu yi nga xamante ne moom la ñuy defee sport yi parce que booy dugg stade au moins war nañ la vérifier donc arme blanche yi fan lay jaar ba dugg ci stade bi wala sécurité bi moom moo des ci côté boobu noonu. loolu nag moo jaaxal ñëpp parce que boo yee bëri pexe. boo dugg danañ palpé amoo dara nga dugg mais fi ngay jaar ba affaire bi dugg loolu moo jaaxal ñëpp xaw ma dañ koy jël si kaw stade bi mu dugg xaw ma lan la mais daal foo jaar mu am arme blanche bu gaar yore pour bu am fekkee am na ay xeex mun koo génnee loolay problème aussi. ba pare stade léegi dañuy gis stade boo xamante ne bu mag ku mel Iba Mar Diop wala Demba Diop ñu ngi lay notar ñu indi la 10 policiers ci loo xamante ne plus de 500 personnes wala 1000 personnes. mën leen téye lu nekk. c'est vrai que bu débordé rek ñoom duñ ci mën dara. le temps que léegi fu ñu mujjee mooy sànni lacrymogène rek pour gars yi tas ñu tas fa loxo am gars yi di gaañoo sa biir bukkante daanonte gaañonte dese am. ñu gis ne xewoon na fi autant ci événement boobu nga xamante ne moo kii woon US Ouakam ak Mbour Petite Côte mais est-ce que loolu.
sanction yi ñu ci jëloon ça a servi à quelque chose parce que gisaat nañu même chose mu répété wu récemment ci li nga xamante ne moom mooy Tëngéej. mais loolu ça n'a rien servi parce que bu fekkee ne am na moo servir kon li du am li xew temps yi passé Tëngéej kon du am ci match ñaari équipe yi war a jouer demi-finale kii gagné na xaw ma penalty xaw ma la ñu xeex ne ko warul njëkk a dugal xam nga ñu dem ba kere ci xeex boo ko tey commencé saa waay police yi sànni lacrymogène ñu di daanoon ba mu am ay décès te dëgg naa am na 6 morts je pense ak ay blessés. ci ñoo xamante ne ñëpp a bokk. ñëwoon rek pour foo mujj ñàkk sa bakkan loolu dafa ñaaw quoi dafa ñaaw. sport en tout cas pour gars yi mën a booloo la ñu xam ne jiw ak diw ñoo bokk quoi mu neex équipe yi maanaam yëpp benn la quoi mu nice quoi mais pas ay xeex sport dafa war a nekk lu nga xam ne day développé gars yi di leen woo ñuy divertir quoi mais pas ay xeex. vraiment loolu mooy je pense sens première bi au-delà de aspect physique bi nga xamante ne sa santé rek da koy defar donc li tax ñuy sport c'est juste pour boole nit ñi une harmonie gox ak gox daje ci ñoo xamante ne xëy na mën ngeen di dox te doo leen xamante kii nekk fii kii nekk fële sport boole leen mu war a nekk loo xamante ne da ngeen cee war a sudewu nekk ci benn ambiance bu jeexee ku nekk dem kii gañe ki gañewul ñu xam ne ëllëg ci biir mën naa defaruwaat ñëwaat gagné li nga xamante ne moom laa ñàkk tey mais buñ xoolee ba ci football bi dem ba ci làmb bi ba tey ñu ngi gis maanaam milieu boo mën ci dem rek ci sport da nga ciy gis surtout football ak làmb bi bu kiiwee au-delà de xëy na yenn violence yi ñuy def xeex yeeg ci biir agression yi am maxu bu combat jeexee day bari làmb moom foo jaar mu am xamul tax ñoom ñi bëre ñoo njëkk créé violence bi ndax seen ay terme su mën a jàppee xamoon ay rocc rek jam ay toj sa mbaar yi comprendre nga du yomb xoolal affaire bi xoolal dër bi la yooyu moo tax moo jàpp booy yi seen bopp yi ba ñëwee loolu la ñu indaale quoi boo leen koy ñu xeex parce que yow mi ko jiite yow mu jiite làmb ji bañ séranci la yaa ko njëkk wax kon yow am nga ci part am nga ci part mais boo ñëw courement dëgg la affaire yi na neex quoi na neex ambiance na neex mais seen parole na yam quoi na yam quoi. ñu koy mesurer. merci beaucoup ñu koy mesurer quoi xam ne am nañu si daan te seen bopp yi comme man yemuñu amuñu xel li ñu dëgg la ñuy def mooy loolu. c'est vrai que boo xëree ci ki nga xamante ne moom nga far. voilà am na réaction yu muy am rek yow mën na la pousser à ce que aussi xëy na bu ñàkkee nga am réaction yooyu noonu. parce que combat passé ni combat Siteu ak Papa Sow bi passé ni amoon na déjà xeex. te même sax avant combat bi amoon na xeex mais psychologiquement xeex amoon na ci ñaari camp yi kii mi ngi Médina kii mi ngi yaakaar naa jàmm gën saa bu ñu xëyee ñu ngi joxante ay termes ci WhatsApp bi ci TikTok bi nga gis ay booy toog ci àll mel na yaa ma gën a xam di wax naan ay xoolal combat bi du yomb dafa war a métti dañ koy rey dañ koy jam fii commencé ko fii paaka ci bopp la yow boo ñëwee loo nga indaale moo tax combat boobu mënul egg parce que ku nekk da ngaa jàpp sa bopp yow mi boo ñëwee foo jaar yow nga yóbbu ndam mënul nekk foog mu am ku daan ak ku ñu daan foog mu am léegi jàpp nañ ko ñëw war koo bëri eggul léegi xool na mu ci loo xamante ne depuis 3 ans mu ngi voilà muy jàpp di rëbb xanaa ko bu ñëwee mu war a mu neex vraiment mais bu ñëwee ku nekk génne sa jikko ne man kat du ma dem ak defet mënul nekk impossible foog mu am perdant bul sonn. c'est vrai te temps bi ñu toog yëpp préparer li nga xamante ne moom mooy combat bi muy ay gàllankoor di ci am ñu koy repousser et tout ñu ciy investir keroog Siteu bi muy wax dafa ne 3 ans moo ngi koy préparer def na plus de 20 millions ci li nga xamante ne moom mooy combat bi et qu'un jour mu lim ci séntu woon xëy na amul. est-ce que violence boobu ñoom bu ñu jëlee le temps imprégner seen supporter wax ak ñoom wax leen bëgguñu violence est-ce que tey du éviter yenn problème yi am te xam ne bu làmb bi yàqoo ñoom ñoo ciy gën a perte. mënuma wax sànq rek si seen contrat dañuy waxtaanee suñ koy def dañuy toog aisément kat combat bi comme ma ngeen seetaan ma ngeen jàppale combat bi na mel nii nii laa bëgg mu mel na mel temps bëgguma violence bëgguma xeex bëgguma agression bëgguma dara ñu ko ñëw bëri ci fair play mu jeex ki war a ñàkk ki war a am mu jeex
ku dem si yoon Sénégal moo gagné. mais yow su boobu boo ñëwee xam na yaa ndey mbilig yaay bopp bi ñoo toog ci télé bi wala sa vidéo WhatsApp daf loo neex wax gars yi que su ma ñëwee incha allah nii lay mel dinaa ko lii naa ko laa naa ko laa boo yi nga xamante ne amuñu xel comme man def noonu après day na violence. day andi violence mënul ñàkk parce que comme nee nañ loolu mooy jaay làmb bi il le faut mais ñu comme li nga wax rek ñu mesurer suñuy terme xam bu baax li ñuy wax parce que ñëpp yemuñu une mentalité maxu autorité yi je pense c'est une part de responsabilité aussi war nañ ko gën a dugal ci li nga xamante ne moom mooy làmb niveau sécurité. ñu yokk ko bu baax a baax a baax. mais est-ce que yokk ko tax na gars yi bàyyi parce que léegi ñëpp nee nañu sport rime avec violence loolu ñëpp wax. waaw loolu ñëpp wax nee na ku bëggul violence toogal sa kër bu sport loolu la ñu wax. mais bu est-ce que ñëpp toogee dina leen arranger déjà. ba pare léegi li gën a indi cas yi aux de violence yi mooy ci dañu ñëw ci côté marabout yi cause la si li violence si kii yi. que ça soit lamb wala football marabout yi ci lañ bokk boo ñëwee ñu ne la jëlal li def ko ci camp diw wala jëlal lii xëpp ko diw mën naa bàyyi nga xëpp ma yow kon duñu xeex kon doo am violence loolu moo fa nekk. c'est vrai côté mystique bi aussi mu ngi nekk na. ak aussi nee nañu am na ñuy parier comme tey sama équipe di jouer ak sa équipe nga parier ak man xaalis bu bëri comprendre nga. am na keneen koo xam ne moom moo war a gérer maanaam ku gagné moo war a joxe xaalis bi. voilà yow man maa njëkk a gagné nga wax même chose ñu dem stade ba nga njëkk maa dugal waa ji joxe xaalis bi bu ko bàyyi dañuy xeex mais xaalis doo ko laal loolu di violence. Mu ngi noonu. violence la quand même. mu ngi noonu. En tout cas nekk na loo xamante ne lu doy waar la vraiment te li ñu wax sànq rek ci suñuy début sport du pour violence mën nañ ko def sans violence. parce que luy dajale bu demee bay féewale kon ñu war a xoolaat suñu bopp. parce que aussi bëggoon mu neex moo tax des fois nga gis làmb yi ñu woo benn artiste mu ñëw di way pour rek bëgg mu am ambiance mu neex quoi pour ñëpp xam ne sport la quoi. ñu woo artiste bu suyee pare combat bi soog a am su paree artiste bi suyee waat mais léegi loolu ça n'a rien servi dañuy pare artiste bi yooyu ñu taxaw ci ko tur bi fecc ko ba mu neex mu jeex ñu xeex bi non ñu pare xeex bi pare te ñooñu def le ba mu baax loolu kenn lay jeex bu ñu la woolee artiste bi kay yow fay la xaas bu bëri c'est pour que mu neex. ci loo xamante ne ay foo ko taxawoon jóg. dem foo rek kese nga ñàkk bakkan te loo xam ne jaru ko. c'est pas normal. vraiment c'est pas normal nañu xoolaat bu baax a baax li ñuy kii léegi moom dem nañ ba jigéen ñi moom sax ñimeetu ñoo dem stade. bu leen tubaab yi sax man d'accord naa ñoom xëy na ñu xam leen si tuuti ñu toog aisément nicement supporté mu jeex ñu ubbi mais Sénégalais duñ ko def jigéen day defante ji góor même chose waaw jigéen ak yeneen jigéen yi. ñun tamit ci sport bi lañ bokk ma ko dañoo war a dem. jigéen bokk mais ku ne am nga foore yam. léegi dañu ñimeetu ñoo dem ndax déjà da ngay dem ñu ko sa perruque agression bi pare ñu te ñoom ñoo ciy gën a vulnérable ndeysaan parce que doole yem. mooy combat day jeex wala match bi jeex ñu génn ci biti parce que léegi combat yi ak match yi léegi moom mooy kii bi xam nga chaque kii day am luuma. chaque samedi day am match samedi. pour jaaykat yi. combat yi ak làmb yi mooy luuma pour agresseurs yi. le jour ji point ñu pointé ji bu jeexee rek gars yi génn jam yi. doo jàll doo wéri foo romb gars yi def la ko. vidéo bu ñu def ci net bi xale bu góor bi ci bus bi la nekk di këpp përiku jàmbur gis naa ko. mu xëcc përik bi nii. dem yoonam. te force de l'ordre duñ leen mënal dara ndeysaan. moo ko nekk na lu doy waa trop xëy na mënuñu kii yëpp suñu temps bi jeex na. bàyyi la nga tàggoo ma. non tan daal ça rime avec foo nañu foo kaf ree jàmm na ñooy ku ñu gañ nga xam ne doon na la ku am sa victoire nga fete ko ba mu neex jàmm na ñooy. mais pas xeex en tout cas nañu gën a xool ñu def moom solo quoi. Maxu ñu lay jaajëfal bu baax di wax ne rek kàddu yi am na solo di wax ne rek li ñu fi wax yëpp c'est pour defar rek la. pour ñoo bokk réew mi nombre de morts yeeg lépp lu ci mënti am rek ci réew mi la da ngay am sa adversaire xëy na ngeen def
ngeen di combat wala ngeen di football blessé am ci wala moo am ci yow yaay xëy dem jaale ji kooku noonu donc nañu xam ne ñoo bokk réew mi bu baaxee ñun la baaxal bu bonee aussi ñun la bonal te bu ñu ajee li nga xamante ne moom mooy navétane wala quoi que ce soit xëy na dina impacter économiquement suñu dëkk bi donc ñu leen di jaajëfal bu baax chers internautes di leen jox rendez-vous très prochainement ci seen émission jootaay bi merci.